asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. ñoo ngi jiital ci nuyoo bi Baye Cheikh Tidiane Seck xalifa général bu Thiénaba di ko ñaanal jàmm ak sutura di fan bu ànd ak wér di ko ñaanal gàmmu bi nga xam ne moom la ñu jublu muy guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla àggal na ci waaye yal na ci am ndam ak njabootam gépp Seck li ñu fa dajal tax a daje tey nag li ci ëpp mooy matériel bi nga xam ni moom la ministère bi andi woon lii ci des nag dañ ko cee ñambaas parce que wala fi nag nee lu ay di njàmbat nay yi ngeen di wax nii jàpp naa ni am na lu ko jiif mooy bokk gi ak ngor nay yi ñu wax léegi nag day loo xam ni jaamu yàlla la ndax dañu woo askan wi ci guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war leen a teral waaye lu jiitu loolu boo amee lu ëpp wala nga am lu bari wala nga am lu xam ne ëpp na sab reer mbaa sab añ da nga koo war a génne jox ko sa nawle waaye du puukarewu du wanewu du wane ni nii laa toll wala nii laa am déedéet yàlla xam na lii ba ma koy def booba nekkuma meer kon waaye nag saa bu yokkute amee mais da ngaa war a yokk looloo jaaru loolu moo tax at mu jot may jéem a yokk day te comme ni ko sëñ Maam Mor waxee yàlla xam ne mooy sama yéene lii sama yéene su ma ko aman tey képp ku ne responsable dinaa la yeewal nag waaye buntu kër bu nekk Thiénaba dinaa ko yeew nag parce que ñun amuñu lu Thiénaba Thiénaba rek la am kon dañuy sant yàlla bu baax di leen sant ci taxawaay bi nga xam ne moom ngeen ma taxaw ci sama wet parce que am na loo xam ne kenn rek mënu ko am na loo xam ne kenn rek mënu ko ku yaakaar ne yaa mën lépp booba da ngay nax sa bopp. waaw nag yi bu njëkk Thiénaba laa ko doon yemale waaye nag yi léegi day dem ba Tiwaawan ndax am na dëkk yoo xam ne maa leen di jox nag Tiwaawan am na fa ñaari nag yoo xam ne kenn ku nit naa la jox nag Bangaaj dinaa fa yóbbu ñaari nag loolu mooy génn Tiwaawan nag dinaa ko yokk ren parce que aada ba bëgg naa ko jox nag mu yóbbu ko Tiwaawan moo tax man ne incha allah jigéen ñi it li ma programmé jox leen seen nagu bopp ñoo xam nu mu xam def nii bon ko dee ñoo xam ñeneen ñi ma doon jox ñax Thiénaba kenn ku ne incha allah bi dinaa la jox nag waaye nag liy jëkk a dem nag mooy nagu sëriñ Thiénaba des na fi yeneen sëriñ yoo xam ni lu ma leen mën a jàppale dinaa leen ko jàppale waaye yaakaar naa ni nag yi ren dafa rax nag yi ren rax ma parce que nag rek laa daa joxe ak léeg-léeg ma làmb sama poste joxe waaye ren nag président Macky Sall tax na nag yi rax ma parce que nag boo amee loo ca boole wax dëgg yàlla ca lay daale ma di leen xamal ni 10 tonnes yi ma président Macky Sall jox ci ëtt bi laa koy teg séddale ko ñëpp yéen a xam yéen a xam bu fekkee kenn ko ne fukki kilo la ci am yéen a xam nu muy demee bu fekkee ne kenn ko ne 10 sac benn sac nga ci am yéen a xam nu muy demee waaye benn fepp du ci dugg sama kër loolu laa fasal yéene loolu laa fasal yéene bu ma amee lu ma ci dolli dinaa ko ci dolli parce que lii ma président Macky Sall defal yéen a tax bu doon man dong man na maa jox benn saaku ceeb wala ñaari saaku ceeb mais bu yëkkatee 10 tonnes yu ceeb jox ma ko yéen a tax yéen ñi tax nag yéen ñëpp di ngeen ci gis seen bopp parce que loolu moo tax ma wax ko ci rajo bi ba nu xam ne 10 tonnes yi ma jox incha allah bi du dugg sama kër falaa ko denc nag waaye fa mu yem ca buntu kër ba ñu yéeg ci kaw lu passé suba tey ci guddi yéen ñëpp dinaa leen woo ngeen xool ku ci war a am ngeen kii la ñu def ko les bu subaa ñu woo leen ñoom ñëpp diggante suba ak ginnaaw suba ñëpp jël seen ceeb mu jeex ma tëjaat sama magasin ndax maa war na làmb sama poos jënd matériel boobu jox leen parce que jigéen ñi dañuy jigéen yoo xam ne képp ko ànd ak ñoom lépp luy teraanga war leen ko yéene doonu del ci ginnaaw guddi dumu del ci ginnaaw bëccëg te lépp loo xam ni góor ñaa nga ci jigéen ñi ñoonu joman kon bu ministre de la femme yëkkatee matériel ni ma jigéen ñi laa ko andil waaye sa loxo laa koy teg looloo tax ma jébbal leen fa tey waaye nag jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar la ma wax li ñëw nii du groupement moo ko moom du man maire maa ko moom du keneen maa ko moom jigéeni coalition Benno Bokk Yaakaar parce que ministre bi ministre président Macky Sall
ñi koy jàppale ñoom la jox matériel bi mais doo fekk koo xam ni loo santaane mu bañ boo xëyee mu dina sànni xeer nga yëkki say matériel di ko dégg du ma ko def man lii ministre bi teg ci sama loxo coalition Benno Bokk Yaakaar laa ko jox coalition Benno Bokk Yaakaar rek bu ñu ko waxee nag du PS rek du APR rek du feneen fekk ñi nga xam ne ñoo ànd ci coalition Benno Bokk Yaakaar di jàppale président Macky Sall ànd ak ñun ci liggéey bi ñoo ko moom suñu boo nga nekkaan APR barki démb ak démb jëfoo lu jar ñu boole ci da lay gën a sànni càll lépp loo xam ni président Macky Sall dogal na ko dana cay ànd waaye man bu ma doon laaj sama xalaat danaa élection yi na nga ko def suba man Talla Diagne su fekkee ne may laaj sama xalaat dama naa élection yi na nga ko def suba xam li ma ci jublu mooy kenn ku ne xam foo féete waaye tant que élection amul kenn ku ne yëkkati mbagg di wax lu ñor di wax lu ñuul loolu moo sàpp nit ñi gis nga nit ñi boo demee ba sàppi leen da ngay dem toog ñoo wax ak ñamu saf waaye wax guddi wax bëccëg dem ci presse bi barki démb maa ngi dégg benn waaye bu wax daa maire amul xalaat sax xalaatu liggéey waaye ku amul xalaatu liggéey du la fal ku amul xalaatu liggéey du la déjjati ku amul xalaatu liggéey du liggéey ba ñëpp jox ko bopp gis nga nit ñi kenn mënatu leen a nax da ngay liggéey lu ko jar rek ñu ànd ak waaye waxe kese kenn déetu ci ak programme boo xam da ngay nax nit ñi kenn du ci fal nit léegi jëf rek lu ko jar nit ñi ànd ak yow man nag sama mbir du ma ci wax ndax ginnaaw da ngeen maa falam 2014 ba fii ñu toll fuleegu leen ma demaguñu élection duma xam nan laa mel si nit ñi waaye bu bis jotee na ma mel si nit ñi rek mooy wane su ma ko jëfee nit ñi tegaat ma fi bu ma ko jëful nit ñi génn teg fi koo xam ne am nañ ci moom yaakaar mais nit ñi deetuñu gisal kenn ko amul ci moom yaakaar yàlla rek a xam yàlla moo xam kuy fekke ak ku dul fekke yàlla moo xam kuy dem ak ku dul dem ku yàlla war nag nga ne diw dina fekke mbaa du fekke kooka moom ku yóbbu moyu la dana wax ni ku wéeru fu dëgër du neex a ba wax waaye ku wéerul fenn ku mu neex nga boo te boo dettee lu ndigalu tam mu xañ na ci Baye Cheikh nag kilifa la goo xam ne lépp lu baax ci askan wi dina ko yëkkati ñaan ko dëgg la mbir mi ci sama kàddu la état di jaar ni naa ko joxe fu mu nekk waaye avant muy xew waxtaan naa ci ak kilifa gi muy Baye Cheikh ndax sëñ góor mi nga xam ne mooy doomam moom laa jëkk a waxtaanal ci bureau sous-préfet ma ne ko gendarmerie bi ñuy wax il faut ñu wut fu mu ko def moo xamal ma carrément ni ma hôpital bu bees dañ tabaxam te utilisé wuñ ko Baye Cheikh du la ko bañ a jox nga joxe moo tax ba nu toogee ci kanam ministre de l'intérieur bi mu waxee ne ndax maire am na terrain dama ko ne waxuma la terrain mais am naa sax néeg bi ñu dugg mun ma ma ne ko waaw peinture rek moo des waaye xalaat naa ne tey ku fa taxaw di nga xam ni Baye Cheikh mat naa sant bu baax waaye wàccaana it mat naa sant bu baax waaye maire bi it mat naa sant bu baax ndax lu jafe woon am na tey ndax poste bi nga poste gendarmerie bi nu am boo déparé Thiès ba kere ngay dem Njaaréem poste bi ni mel amu fi vraiment nag ñu sant ci président Macky Sall bu baax waaye ñu sant ci ministre de l'intérieur waaye nag ñu sant ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf te jàpp ci mu commencé ci sous-préfet commandant ak colonel ak capitaine yi fi nekk ak inspecteurs yi fi nekk kenn ku nekk li la war def ko néew na ab poste ñu tabax ko ci at mi mu ubbi ci at mi fan de léegi nii seen poste gendarmerie magasin ay jinax a ci def ubbeegul ba léegi waaw man barki démb ñu wax rek poste bi pare nii mais loolu xam nga am kilifa ko waral kon kilifa gi ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy gërëm en tout cas nag ñoom li nu waxal su ko yàlla dogalee dinañ ko def incha allah yaakaar naa ne suba dinañ ko inauguré envoyé nañ ma ñi nga xam ne mooy éléments yi fi war a ñëw wax nañ ma ñaata élément moo fi ñëw ak fan la ñuy jógee loolu moom lu passé suba bala noo àgg ci élection bala noo àgg ci gàmmu bi bu ko yàlla dogalee ñoom dinañ jël bâtiment bi la ca desal fenn toolu maa ngi koy àggale lépp lu ci wari def naa ko ànd ko sëñ góor mi nga xam nag mooy doomu xalifa bi lépp loo xam ni nee naa ko lii baax na balaa bët a set sëñ góor dina ma woo ni man loo ci xalaat ma ne ko defal nangam bu ma dikkee naa fekk ñu def loolu
loolu nag àndandoo la boo xam ni il faut ñu sant ci Baye Cheikh waaye il faut ñu sant ci njabootam ndax bu Baye Cheikh noonu nii la njabootam ànd ci kon liggéey bi mën naa bañ a demee noonu waaye population Thiénaba yëpp dañ ko defal ndax nag yi ñuy wax nii tey barki bi rek sàcc yi siif nañ ko ba yóbbu ci ñeenti nag yàlla ñu dimbale waaye nag yaakaar naa ne ku ñëw Thiénaba fekk góor gu mag yow ay nagam ngay dem koy yóbbu mais xaru la waaye nag yi demul moom loolu moo tax ñu ngi fii ci maire bi te bu ko yàlla dogalee lu passé suba ñu jox ko nit ñi kenn ko ne dem ak sa nag ko sàggan ba nu yëwi ko rek bu dee jigéen ñi ñoo xam bu dee ñeneen ñoo xam waaye ko sàggan ba nu yëwi ko rek moom ba pare naa ci man daal bu subaa dinaa leen jébal nay incha allah. Mais aujourd'hui il est revenu en force à travers la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'ai l'habitude d'appeler Guinguin Néef. Il a acheté des bœufs. Et comme l'a dit tantôt Pambay, l'année dernière c'était 14. Aujourd'hui, il en a amené 18. Et tout ça pour les populations. Sachant que Thiénaba va recevoir beaucoup d'ordres. Et il y a quelque chose aussi qu'il leur faut. Donc lui, il leur vient en soutien à travers ces bœufs. Donc nous remercions vivement M. le maire pour ces gestes de solidarité et qu'il a l'habitude de faire toujours. Mais lui aussi, il remercie le Khalife général pour son autorité qui lui a permis d'avoir une brigade spéciale de gendarmerie. Et ce n'était pas évident. Je crois que c'est à l'espace de 2 semaines ou 1 semaine, lors du CND, il en a parlé. Le Khalife en a parlé et le ministre l'a accordé. Il leur a demandé un local et cela a été fait. Le maire, avec la complicité de Serigne Gore, a pu trouver un local et tout ce qu'il faut a été fait. Et nous espérons, avant le Gamou, Inch'Allah, que la gendarmerie sera là. Et la gendarmerie sera inaugurée certainement demain ou après-demain. Et après, les éléments suivront. Et dans le Gamou, Inch'Allah, nous aurons notre brigade qui restera toujours à Thiénaba, même après le Gamou. Nos impressions, c'est parce que le président l'a voulu ainsi. Donc, nous adhérons à cette idée. Mais comme l'a tantôt dit M. le maire, si les élections étaient programmées pour demain, nous serions partants. Parce que nous avons une bonne relation avec les populations, nous sommes en proximité avec les populations et nous espérons que si les élections se tenaient demain, Inch'Allah, nous sorterions vainqueurs, Inch'Allah. Donc vous êtes rassuré par rapport aux multiples réalisations de la commune? Ah oui, nous sommes vraiment rassurés et nous espérons, Inch'Allah, que les populations seront toujours derrière et avec nous. Mais également un matériel pour alléger un peu la souffrance des femmes, surtout des moulins à mille et autres, qui vous a été remis par le ministre de la Femme pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Par rapport au dispatching, qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, c'est un geste que nous saluons et nous remercions très vivement Madame le ministre de ce geste-là. Mais comme l'a dit le maire, nous avons appelé les femmes de Benno Bokk Yakaar et on nous a présenté le matériel. Et elles vont gérer ce matériel-là. Elles vont gérer ce matériel. Ce n'est pas leur premier coup d'essai. Elles ont eu à gérer d'autres matériels et tout ça. Et je crois qu'elles en feront un bon usage, Inch'Allah. di santaat bu baax yàlla ndax yàlla bu la defalee lam la defal nga gis ko li jaar ci yow mooy nga di ko sant foo toll guddi ak bëccëg nooy da nga war a sant sama tubaab taala te cant boobu muy sant wax dëgg yàlla mun ko bañ sant ndax sañuñu ko ndax lu tax sañuñu ko monsieur le maire ñi nga xamante ne moom la yàlla dogal ñu fekk ko fii di ànd ak moom guddi ak bëccëg daaw njëg dama am problème ak moom tuuti problème bi ñu am mooy dama ko ni taabal yow de li ngay def bu ma sañoon di nga wàññi ndax mu song xamal ma ne ma guddi gënant bi su fekkoon tey nii jàpp na mu suñu sama mbubu jaay ko def ko dinaa ko def kon kooku vraiment am na teraanga yoo xam ne bu ko defee dafay jaar ñun ñi nga xamante ne ñun lay àndal bu dégg ba ci te amul lu ñun amuñu lu moom ñu feeñal ko sant ko ci bu baax a baax gërëm ko ci ndax daaw heure bi nag yi nga xamante ni maanaam moom la jëndoon
man maa ngi yoroon sama kër fukki nag ak ñett la woon fukki nag ak ñeent la woon daaw suñu borom di dogal ren jii yàlla dimbali na ko ba ak yokkute am na ci ndax doole wax ne ñeent nag ñu fukki nag ak juróom-ñett comme lan ma waxoon nag ni ma sama mbubb moo ko mënoon jaay dugal ko ci guddi ngeen dinaa ko def gëm naa ni la mu wax dëgg la si moom ndax daaw fukk ak ñeent la ñu jàppoon doon ko yéem ren mu dolliwaat ñeent nag mu fukk ak juróom-ñett comme monsieur le maire vraiment ñu ngi lay sant bu baax a baax te dara warul naaj yooyu lu may guddi yëpp yàlla noonu sallallahu alayhi wa sallam terale ko jaam yàlla yi ak jur yi nga xamante ñoom la ko yàlla boole kon vraiment ñun ñi nga xamante ni ñu nga am ñu am la noonu lay sant bu baax a baax bu déwénee yàlla na mën a nekk fanweeri nag kon sant rek moo war ndax ko sant moo war nit ki bu fekkee ne dafay def waaw góor nee nañu dolli wu góor a waaye dana yokk pas-pas parce que tax na yokk pas-pas mooy dina tax ci def gën a dolli xelam ci def ci daawul def xam na ne lii ñuy def lu baax la mu jéem cee taxaw ngir jéem a roy kooku ci lu baax comme monsieur le maire vraiment commune Thiénaba bi yëpp ak kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo ngi ci biir commune Thiénaba vraiment ñi ci ëpp sant nañ la bu baax gërëm nañ la ndax kenn ku ci nekk da nga jël sa teraanga yor ko te nag bari na si boo xamante ni buy teraanga bi dem man bi danaa ci am kon man maa ngi lay sant bu baax di la gërëm Adama maa ngi lay sant bu baax ndax vraiment taxawu nga monsieur le maire taxaw nga ci wetam lépp loo xamante ni maanaam moom la war a def su fekkee ne nekk fii di nga ko def ba def ko ñoo xamante ni mu jiitu mu rombul la mu ko war a def di sant également jigéen ñi nga xamante ni ñoom la ko yàlla boole ñu nekk ci ndax nag ànd boo gis bu ci góor yi kese nekkee du dox waaye nag su fekkee ne ay jigéen nga fa jigéen ñooñu danañ doxal mbir mi kon ñeen jigéen ñi gàtt ngaalaam yi ñeen fu monsieur le maire taxaw ngeen fi ngeen koy taxaw yàlla yàlla boole ñu nuyu suñu monsieur le maire di ko sant maanaam ci fulaam ci fayda ci jomam ci ngorom ci ak njàmbaaram kenn ku nekk rek ci ñun dangaa toll ci moom te du fi mu nekk nii bi ñu woowoon Thiénaba gi ak li ko wër benn baat bi benn lay doon ci njariñam ci ak njàmbaaram ci yëg bu mu yëg doomu aadama xebalul kenn yëfam ba gis nga tey li mu def li muy wane lépp ñu indi ko ak njàmbaaram ak fulaam ak faydaam ak ñor bu ko doomu aadama yi ñor bu ko population bi ñor moo waral lii lépp benn ku nekk rek loxoom ak kàddoom ak njàmbaaram ma fay àgg ku ne xam na ni maire bi mu nekk dafa takk ndiggam ba nekk fi di dimbali doomu aadama waaye ku ne xam na ni maire bi moom fii mu nekk nii dara nekk ndax fayuñu dara loo xamante ni nii day tax maire bi soppaliku wala mu mën cee jël defar dëkk bi kon bu xamante ni nii kenn ku nekk di ko sant ku ne xam na ni ak njàmbaaram moom li mu xam bay la xam ak diggam bi bay la xam kon teraangaam ji muy defar doomu aadama yi ñaxam la waaw wax dëgg yàlla nag ñu ngi sant tamit président Macky Sall parce que nag nit ku lay jëfal nga xam ne mi ngi lay jëfal tamit jërëjëf dafa taxul kii liggéey sax wàcc waaye day yokku góoraam te moom fu mu toll rek mi ngi wane ni monsieur le maire jàmbaar la gayndeem la bëgg na ko ku bëgg monsieur le maire sax président bëgg na la te bëggeewu ko lu fulla ak jom ak nangoo liggéey ak doon jàmbaar ak jàppale ko nag ci population fépp foo xamante ni loxo président àggu fa monsieur le maire àgg na fa nag ci am ñaxam ñun ñëpp dañoo tënku ngir yàlla ak yonent bi ak yëg bu ñu yëg doomu aadama yi kon ñu ngi sant ci loolu di ci gërëm di ñaan yàlla ñu teewe ko ay déwén yu bari te at bu dikk yàlla na dàq nii di sant Adama Diop mu nekk ci wetu monsieur le maire di kontaan ci lii nga xamante ni monsieur le maire dina ko ci gàmmu gi muy nag yi nga xamante nii gis ngeen ko léegi mu indi ko ci bisu yonent bi yàlla yàlla fayal ñu ko fukki nag ak juróom-ñaar juróom-ñett mu boole ko yeneen teraanga yoo xam ne kenn ku ne nag seet na ko yow suñ dee waxante dëgg rek kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu am fan gudd am wér yàlla musal ko nag ci ayu machine ak pexem noonu musal ci nag sunu président dañ koo bëgg ba fa kanam yàlla ndax moom monsieur le maire dañoo niroo jikko ci jom ak fulla ak dëggu ak nangoo liggéey kër sax boo ko yoree ci ay tappale ay fen bu sotti bu xamtuma la am réew kon ñun tamit sunu président ñu ngi koy sant bu baax ci ak muñam nag ak fullaam ak dëggoom ak nangoo liggéeyam asalaamaaleykum wa rahmatulah